ka gii di Sud-Est xeex ba ñu nekk dañu koy lawal ba mu jéggi réew mi wutali bitim réew dañuy sisiir waa CEDEAO li ñu bëgg ci seen xeex ba moo di docteur Babacar Diop mi ñu tegoon loxo ci manifester yu amoon ca buntu palais de la République moom ak ñeneen ñu bàyyi professeur Babacar Diop ñeneen ñooñ teg nañu leen loxo démb la di ñuy soog a am bac ñu naan leen nouveau bachelier ca Ziguinchor lañ leen jàppe woon ndax dañoo demoon di génnee lenn ci élèves yi nekk ci yenn école yi ngir bëgg ñu àndandoo ak ñoom ñaxtu liñ leen orienté wul boobu ba léegi moo leen miti taxoon ñu doon wane noone ñeent ca ñoom la ñu teg loxo garde à vue la ñu nekk démb police la ñu fanaan ba fi mu nekk nii kon ñoo nga fa lu aju ci gerte gi ñu jëlee fii di yóbbu ci réew mi tax na huiliers sénégalais yi tonk lu ni mel it indi nag jaaxle ca baykat yi nekk ca diwaanu Saloum njiital Dakar Dem Dikk di maître Moussa Diop xamle na ne ñoo ngi ciy pexe ngir indi fi Afrique Dem Dikk lu ni mel nekk syndicat gi jabootee ñi di transporteur yi banqaso ci CNTS nee nañu duñu ko dégg na ci njiit réew mi wax ndax kii di maître Moussa Diop loolee muy wax jëmul kër lu aju it ci roppalaan yi ak taxawaay ba ca war mu di maintenance bi des na ko waxtaanee ci xibaaru digg bëccëg gi ginnaaw roppalaanub Transair bi nga xam ne démb radiateuru càmmoñ ba moo doon tàkk dinañ jox kàddu gi ñu seen xam-xam màcc jëm ci woowile wàllu politique logement ci kanam tuuti daañu ko waxtaanee ci gis-gis waaye laata ñu cay yegg soxna Anna Rocha Lita Lopez Faye danañu faram fàcceel xibaar yi biti réew yi lu cee gën a fa soxna si. nekk taskatu xibaar Mohamed ba tey nekk na métier bu am risque ñeent fukk ak juróom-ñeenti taskatu xibaar la ñu faat ci atum 2019 gi ci àdduna bi yëpp lu ci ëpp nag ci réewu Mexique ak Syrie ca Mauritanie Mohamed Ould Abdelaziz woote na daje ak taskatu xibaar yi alxames ji ñu dëgmal gulet mu fas yéene yëkkati kaddu gannaaw bi mu ñàkkee nguur gi foofee ca Mauritanie fukki at ak juróom nag gannaaw bi jéye bi amoon Bouaké ca Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ak Emmanuel Macron ñoom dinañ dem delloo njukkal ñi ci faatu. Diagne Malal Junior yaa ñuy faram fàcceel tàggat yaram duñ ci mën jàpp. daanoon waxtaanee nekkinu stade Léopold Sédar Senghor ak melokaanam woowa jagut jekkut ci gis ak ci jëfandiku ba tax kon gars yi yëngu ci tàggat yaram ni jot nañu ko ràpp tojote ko tabax fa lu bees peq ngir mu jëriñ askan wi Jeux olympiques bu jëm ci gone yi am na docteur boo xam ne daa xarañ ci wàllu wu ni mel ñu kaa wax naan la Socé Fall bind na téere ci naka la ñoo defaree ay champion ngir am médaille ca géegee xeetu jongante Saint-Louis basket club gannaaw ba njiit la tekk ay ndombal tànkam ña fa nekk te yëre yëfi ne ñi am ay société foofu nañu dugal seeni koom ndax yëfi goñale te foog mag ñi jàpp ci mbagg yi. xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média ginnaaw loolu lépp danañ leen jukkil aslëf ci kay xëy di génn bés bu nekk buñ ca noppee daanoo génn ci gis-gis tey ji li ñu ciy waxtaane mooy taxawaay bi nguur gi am ngir askan wi am dëkkuwaay yooyof ci ñoom di logement sociaux li tax ñu koy waxtaane tey ji nag moo di jëwrin gi ñu dénk urbanisme logement ak hygiène publique di Abdou Karim Fofana war naa jàkkaarloo ji ak waa au conseil collectivité territoriale moo taxit lu ni mel la ñuy waxtaane ci gis-gis ci rajo Futur Média Aliou Ba moo nekk ci machine bi ci kàddu gi tong-tong naat bu wëreem réew dunq yaa tax loolee tax waa Sud-Est fas yéene xeex ba ñu nekk ngir bëgg ki nga xam ne moo di docteur Babacar Diop mi ñu tëye ci kaso bi ñu daal di koy bàyyi ñoom waa Sud-Est fas nañu yéene sisir CEDEAO ngir kalaame ji fa jàpp gi ñu ko jàpp ci pàttali moom professeur Babacar Diop ñi ngi ko tegoon loxo juróom-ñeenti fan ci weeru novembre gi nga xamante ne ji koñ moom la ñu génn ñi ngi ko jàppe woon fële nga xamante ne ji moo di ci buntu palais de la République demoon fa doon ñaxtu àndoon ak yeneen activiste ku ci mel ne Guy Marius Sagna ak ñeneen njëgu courant bi nga xamante ne yokku nañ ko lañ doon ñaawlu loolee nag tax na waa Sud-Est jóg di ko jàppal tànk ndax nee nañu place am du ca kaso ba nañu ko bàyyi mu dem jàngale ji xeex bi lawal nañu ko ba waa CEDEAO fas ci yéene jote ñu teewlu kàddu yi nga xamante ne ji mi ngi tukkee ci secrétaire général bu Sud-Est Oumar Dia lay wuyoo jokkoon na ci Alaaji Njogu Jeen dañ ko njëkk a fësal mais dañu observé grève générale ci université publique du Sénégal yi yëpp lundi 9 novembre am ay mobilisation parce que en fait docteur Babacar Diop waxuñu ne que les enseignants du supérieur sont au-dessus de la loi dans une république personne n'est au-dessus de la loi président de la république ça nekkul au-dessus de la loi mais ñun enseignants du supérieur dañu am ce qu'on appelle en droit une garantie de représentation mooy lan am nañu liggéeyukaay université de Dakar wala université Gaston Berger am nañu adresse précise duñu daw réew mi duñu génn réew mi juste suñu convoqué dañu yuwi si donc am garantie de représentation sauf ay affaire extrêmement grave ay flagrant délit yooyu doo ko dugal kaso donc am nay action yuy ñëw ci def enseignement supérieur action yuy ñëw yi dañuy def tribune expliquer juge d'instruction bi mel ni dafa ignorant ci loolu luy garantie de représentation
mais am na yeneen action aussi yeneen action yi mooy lu ñu jot a def au niveau international ci international de l'éducation et au plan judiciaire ci cour justice CEDEAO ak cour africaine des droits de l'homme mais ñu ngi taxaw ba léegi déterminé pour am libération suñu collègue docteur Babacar Diop. Oumar Dia secrétaire général bu SUDES. kuréel gii di ñoo lànk ñoo bañ danañu amal ab janook taskatu xabaar yi nee nañu ci ngoonuk tey gi ci la ñu koy def la ñu fay waxtaane mooy siiwal yeneen pexe yu ñu fas yéene teg ngir xeexe ko fàttali ne collectif googee nga xam ne bari na ñu fara ci société civile bi ñu ca nekk ak it ñu fara ci politique bi ñoom li ñu bëgg daal moo di njëgu courant gi nga xamante ne ji dees koo yokk ñu daal di koy wàññi lu aju it ci teg loxo gi ñu teg loxo gi Marius Sagna ak i nattangom ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre ci lañ leen jàppoon ñu daal di leen di bàyyi loolee bokk na ci li ñuy ñaxtu ba tax na it dinañu amal ab conférence de presse ngir wax ban jéego la ñuy teg ginnaaw bi woon keroog. démb am na ñeenti étudiants yoo xamante ne ji dañuy soog a am bac ñu naan leen ay nouveau bachelier dañ leen a teg loxo ci Ziguinchor li ñu leen jàppee mooy dañ doon ñaxtu ndax li ñu leen orienté wul taxoon ñu dugg ci école yi di génne élèves yi ngir bëgg ñu àndandoog ñoom di ñaxtu ca loolee ca la ca police wàll see ñu teg leen loxo ñoom ñeenti étudiants yooyu ca commissariat central bu Ziguinchor fa la ñu fanaan seeni naataango nag di sàkko ñu bàyyi leen ñu teewlu kàddu yi ki amee kàdduk collectif gi ëmb bachelier ya ca Ziguinchor Balla Moussa Camara lay wuyoo ñu waxtaan na ceek Lamine Ba. ñun tey dañ nekkoon di réunion soudainement waa kii ñëw waa police ñi kii téye quelque suñu xarit te dañu civilu dañ doon réunion rek ñun amuñoon intention pour grève mais ñoom tey dañu ñëw ñu téye leen yóbbu leen et c'est pas du tout normal ñun heure bu ñu nekk fii ñi galéré ay étranger ñi ngi fi di jàng ñun ba tey commencé guñu jàng c'est pas du tout normal ñoom seen doom yi ñi ngi étranger di jàng ñun ñi ngi toog fii di pourrir pourquoi c'est pas du tout normal déplorons vraiment cela neexuñu au lieu que ñu dimbali ñuy jàpp te ñun tey ñëwuñu woon amuñu woon intention pour grève dañu ñëw non seulement pour trouver ay solution démarche ñu mën a def pour ñu orienter ñu mais ñoom lu ñuy def mooy ñëw ay civilu jàpp ñu c'est pas du tout normal lu ñu bëgg moo ñu bàyyi suñu camarade ba loolu dinañ dem jusqu'au bout nañu oo suñuy frères Assane Seck ils vont nous soutenir jusqu'au bout on va les affronter. élèves ya ca lycée Saraya ñoom nee nañu danañ toog ñaari semaine maanaam fukki fan ak juróom yoo xam ne du ñu jàngi li tax mooy dañoo bëgg ku leen defaral ay wanak ci seen école ba wanak ya fa nekk di toilette de baaxul guddi baaxul bëccëg ci ni ñu ko waxee ba tax ñu koy joytu nee nañu te lu aju ci bala ñuy delluwaat ca classe ya dañoo génn ci feet yi te it bu fekkente ne li ñuy tawat amul saafara daañu delloo buum ca boy boy ba Ibrahima Jabaxate juróom benn fan bañ a jàngi école dogal boobu la élèves yi lycée Saraya jël pour wane seeni naqar ci ñàkkum toilette yi ñu nemmeeku ci seen établissement bi ñu jokkoo ak kii di Mariam Kanouté te mu sës ci président gouvernement scolaire lycée bu Saraya lii la ñu xamal. dañoo jël décision ni que duñu defaat cours ba retour des fêtes dañoo décréter une semaine de mouvement on va pas aller en classe jusqu'au retour des fêtes. xam nga foofu mu nekk ni benn semaine bi rek moo des balaa ngeen dem fête Noël yi est-ce que yaakaaroon ne yéen da ngeen di anticiper fête yi rek. non. lan rek moo mën a tax ñu reprendre cours yi affaire toilette yi waaye pour cadre toilette yi moom mënuñoo reprendre cours yi tant que gisuñu chantier bi wala bu ñu gisee chantier bi sax waaw mën nañu reprendre cours yi waaye tant que gisuñu kenn foofu noonu ñuy wax naan dañuy ñëw commencer construction yi duñu reprendre cours yi. ci côté administration lycée bi ñu ngi def seen kemtalaay kattan pour tabaxaat benn yoon toilette yu baax yi waral grève yu bëri yi nga xam ne jot nañ ko nemmeeku ci lycée bu Saraya. Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiants yi fay nekk coono ak jafe-jafe rek tàncaloo ba ñu fay dund ak nekkin wu gàll goosewe di promiscuité bi léegi tey mu jeex ci ñoom ki ko wax moo di directeur général bu COUD di Abdoulaye Sow mu xam leen ne daal lu toll ci 20,000 lal dinañ leen ko baaxee fii ak 2021 ay kàddu la yu mu yëkkatee ca Kaffrine ñu déglu ko moom Abdoulaye Sow ci micro Omar Ndiaye. président Macky Sall li mu fa fekk ak li mu bëri 4 000 ak 5 000 li la fa tey yóbbu na ko ba 12 000 te fas yéene balaa 2021 yóbbu ko ba 20 000 kooku jéego bu rëy la budget bi moom bu mu ñëwee 2012 mu ngi ko fekk 8 milliards te mu yóbbu ko ba 23 milliards te fas yéene koo yokk kon am na ay jéego yu bëri yi mu fa def mais ak jéego mu mënta def ci université dafa war a nekk un consensus national waruñ koo politiquer te buñ ko politiquer wul ñëpp dugal ci seen loxo mooy ñi fa jàngee tey nekk ay am seen i diplôme am tekki ci réew mi ku ci nekk delloowaat ci xelam ak xalaatam yaakaar naa ne dañ def université bu nga xam ni bu méngoo ak tur Cheikh Anta Diop fu mu toll bu méngoo ak tur université fu mu toll. étudiant ak liberté ñoo ànd mais boo xoolee aussi population étudiant bi dafay yokk toujours mais nguur yu njëkk entre 1960 ba 2012 investissement bi ci président Macky Sall def entre 2012 ak 2019 bu fekkee ni rythme boobu lañ demee xëy na jafe-jafe yi du tollee nii
mais gëm naa ni que jafe-jafe yi yàlla daf ñoo teg fii pour que ñu face aw jafe-jafe ñu xeex ak jafe-jafe yi donc man jàpp naa ni étudiants yi bu ñu comprendre ñun ñu comprendre société bi jàpp ci xeex ñëpp dugal ci seen loxo gis naa ni ala kulli àll dana am lu wàññeeku mais jafe-jafe yi moom danañ continuer def ak ñoom face man du ma def démagogie parce que du problème bu nga xam ne depuis 40 ans la fi nekk mu dooxee rek ci ñaari at ñetti at nga ne day jeex. Abdoulaye Sow directeur général bu COUD ñi nga xam ne jàngalekat la ñoo jàngee ca FASTEF ba génn ak seen i diplôme ñoo ngi génnoon 2013 mu di promotion 2013 tey jii xëy nañu ab janook taskatu xabaar yi lañ doon sàkku démb ak bërki démb mooy seen càkkutéef mooy nañu leen recruter dugal leen ci fonction publique loolee nag daanaka mu ñu sukkandikoo ci taxawaay bi nga xam ne état bu Sénégal jaare ko ci ministère de l'éducation amee na ko mooy du doon léegi bu ñu leen di recruter ndax recrutement ci wooyu lewal dañ koy teg ci kaw ñu soxla leen Mohamed Ali Mouba. def na juróom benni at ñuy laaj ñuy recruter leen ci fonction publique gannaaw bi ñu amee seen formation waaye diplômé sortant FASTEF partie payante promotion 2013 ba léegi nii dugguñu Alfousseyni Keita porte-parole collectif bi. parce que mënoo def formation nga yaakaar ni boo paree sa formation dinañu la recruter ñu bàyyi la de côté am na yoo xamante ne parmi nous mënuñu toog dañuy choisir immigration dañuy choisir gën dem uti feneen. nguur gi nag ba léegi nii dafa mel ni changé wul position ci wàllu woowule Mohamed Moustapha Diagne directeur communication ak formation ci ministère de l'éducation nationale nee na ñooñu formation payante lañ def moo tax nguur gi mënu leen recruter ay besoin kese lay jël. gouvernement bu léegi aussi day xool li nga xamante ne bi moom la soxla te it bu fekkente ni bilee képp koo xam ne da nga dem rek ci école nga ñu formé la da ngay taxaw dañ ma jël du sotti parce que am na ñu def sage-femme am na ñu def journalisme am na ñu def infirmier am na ñu def leneen loo xamante ne bii chaque jour ñu ngi leen di former ci institut supérieur yi wala école de formation yi ñuy génn di wuti yeneen liggéey dem ci privé ak yooyu donc leen ministère bi waxoon mooy bu ñu soxlaa ay professeur lettres adjunts duñ ko wuti fenn ci ñoom lañu. depuis 2013 nag nguur gi jot na jël téeméer ak juróom fukk ci ñetti téeméer juróom-ñeenti nit ak ñett. ñi yëngale ci njàngoom ñi yëngu kon ci njàngoom arab am nañu leen métti ndax dañoo gis ne daal dañ leen a gannaawal ci éducation réew mi ñoom sëriñu daara yi nag ñi ngi yëglu te it di sàkku ci nguur gi mu bàyyi leen xel lu aju ci réforme di jooyandi yooyu neewoon nañ dinañ ko indi ci wàllu njàng mi ba ñoom it ñu xam ne ci li yor gane yi ak di leen yar ci la ñu bokk nañu ko jëfee mu di ay ñaxtu yoo xam ne ñi ngi koy yëkkati ci concours national récital Coran bañ doon amal fële ca Tivaouane Cheikh Anta Diop. jafe-jafe daara yi de yëkkatiwaat nañ ko ci Tivaouane ginnaaw bi doon amal nag concours jëm nag ci wàllu tarim alxuraan di waajal concours national bi Talla Diop mi nga xamante ne moom mooy secrétaire général bi gis ne daara lu am solo la cim réew te tey jii de ndongo yi war nañ leen a taxaw ba du ñu am benn jafe-jafe. waaw jafe-jafe moom bokk na ci mooy daara yi manque bu ñu ñàkk ay moyens ndax ku ne xam nga ne ay xale ku leen yor te lañ ëpp ñu interne leen te sëriñ daara seen doole demewul noonu loolu bokk na ci liy waral daara yi am jafe-jafe kon dañuy tàllal loxo ñi nga xam ne tey ñooy état bu Sénégal waaye ak ñi nga xamante ni yàlla may na leen as tuut kon daara mook jafe-jafe ñoo ànd mais bu état bi dafay loxoom borom doole yi def seen loxo ni ko Ablaye ja defee jàpp jafe-jafe bu jeexul tam dana wàññeeku. ren ji ñu taamu Tivaouane ngir amale ko fii di tànn ay xale yoo xamante ni ñu ngi jóge fii ci département bi ngir dem ci région bu Thiès fas yéene bokk nag ci concours national bi Serigne Talla Diop wax ne li ñu gis Tivaouane dal na xel ndaxte xale yi ñu ci bëri mokkal nañu alxuraan ci njàngin bu sell lañ koy defee. mais am na ci xale yoo xam macha allah seen njàng baax na seen mokkal tam rafet na wax dëgg fa yàlla juróom ñi fii qualifié tey ñoom ñooy teewal département bu Tivaouane ci final régional bu Thiès nga xamante ni Thiès mooy daje ak Mbour ak Tivaouane ñu tànn fa ñi nga xam ne ñoo war a dem Dakar ci weeru koor gii di ñëw. ndongo yi de yëkkati nañ fay ay baatu alxuraan yu am solo ñi dikkoon doon xool xale yi bëgg lool. RFM Thiès. Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop ngeen di ànd ak rajo Futur Média di déglu xibaaru digg bëccëg gi 13h13. Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et de l'action sociale mu di kuréel gu ëmb ñu yëngu ci pàcc fii ci réew mi am nañu lu leen metti ba tax na cib defante la ñu jëm danañu déposer préavis de grève ñaari fan ci weeru février lu aju ci laata ñu cay yegg nag nee nañu fan yi di ñëw bés bu nekk daañu wane seen bopp dajaloo si ki mujj ministre de la santé ngir xamal ko ne ko am nañu lu leen metti la leen metti bokk na ci daal
li ñu déggoo woon ak ministre boobee yore wàllu wér-gu-yaram te ba fi mu nekk nii dara jëfe wu ko ci ñu teewlu kàdduy secrétaire général bu syndicat gi Cheikh Seck lay wuyoo moo ne woon ganu RFM matin tey ji courtoisie moo di buñ la bindee lettre à moins boo nekkee agent administration parce que ñun nag ay agent administration la courtoisie mooy nga tontu nit ki mais non seulement tontu woo leen mais toog ak ñoom waxtaan te yow yaa waxoon yaa diggee ku diggee nag pour ñu respecter la sa kàddu il faut que loolu aussi nga mën ko respecter maintenant moom moo ouvrir des voies yoo xam ne ñun dinañ jàkkaarloo ak moom te bu fekkee ne loolu la bëgg dinañ jàkkaarloo tey jii ñun ñuy liggéey di xëy di am la ñuy daj ak la muy metti ñun ñuy wax ak moom mun nangul wax ak ñun di wax ak ñu ko neex parce que tout simplement il veut nous imposer mais loolu du dem ñun dinañ jàkkaarloo ak moom def benn plan d'action bi déjà ci balaa fin d'année bi am nañ fi 48 heures de grève yoo xam ne jàpp nañ ko mais du ma waxagum date bi parce que war nañ def point de presse jeudi te duñu yem ci yooyu am na yeneen plan d'action bi mooy à partir du 2 février dinañ déposer waat beneen préavis de grève donc xeex bi ñuy xeex inscrire nañ ko dans la durée première partie par campagne de communication la dinañ dem ci autorité yëpp dinañ dem assemblée nationale dinañ dem ci famille religieuse du ñu paree nag lu ci des ay action la tey jii poste stratégique yëpp ñoo ko occupé tey jii bu ñu bëggul benn bloc opératoire fonctionner kenn du opérer fii tout le Sénégal laa la wax nag ñaareel bi laboratoire yi nga xam ne ñooy def analyse sanguin yi tamit l'écrasante majorité des gens qui sont là suñuy militants la rassemblement bi le 16 janvier la war a doon normalement parce que dañ koy préparer parce que ñi ngi waxanteeg région yëpp et région bu nekk créé nañ fa benn comité boo xam ni moo war a dem les gens sont en train de se préparer surtout les membres des équipes cadres ñi nga xam ne ñoo nekk aussi dans les hôpitaux ñoom ñëpp ñu ngi waxtaan ak ñoom on est en train de se préparer parce que ñii ñuy xeexal dama xam nañ duñu ndaw te toujours waxtaan gënaloon leen mooy defante rek moo leen boo àndee ñu leen noonu rek dafa am nag ñoo xam ne noonu ngay doxale ak ñoom. Cheikh Seck secrétaire général bu syndicat démocratique des travailleurs de la santé beneen syndicat bu nekk ci xul tooki ñaxtu moo di syndicat gi jaboote transporteurs yi te banqaasoo ci synthèse la leen metti mooy kàddu ñu dégg ci directeur général bu société bii di Dakar Dem Dikk maître Moussa Diop dafa wax projet boo xamante ne ji des nañ ko tàmbalee doxal fan yi mu di bus yu ñuy tuddee Afrique Dem Dikk ñu ne loolee nag moom fa mu ko jëlee na ko fa delloo ndax lu ni mel bu amee daanaka kujje gi day tar ci ñoom te manees na caa gaañu yamuñu ci ñoom syndicalistes yooyu sàkku nañu ci njiit réew mi Macky Sall mu wax ak maître Moussa Diop ak ñi nga xamante ne ñoo fi indi projet boobee ñu delloo ko fa ñu ko jëlee woon ñu teewlu kàdduy Mbaxane Gomis mooy premier vice président bu syndicat goge ci micro Alaaji Njogu Jeen léegi nag état ci boppam mi nga xamante ne bii président rapidement moo suñu kilifa ñun ñëpp doon kilifa ak Sénégal ak waa Sénégal ak alalu waa Sénégal je pense que semaine yi jàpp nañ ne dafa war a wax yëglu en tant que ay nit yoo xam ne dañuy yëngu ci loolu te état jox na sañ-sañ ak mën-mën ñun cee yëngutu ndax xam na ne opérateur bu nekk buy def transport de personne état moo la jox agrément waaye oto bu koy def itam état moo la jox autorisation de transport muy licence tey état ñëw jël Sénégal Dem Dikk mu ñëw mu nga indi Afrique Dem Dikk pour ñuy jógee fii di dem Gambie jóge Gambie ñëw jóge fii dem Mali jóge Mali di ñëw jóge fii dem Mauritanie di ñëw jóge Mauritanie di ñëw donc loolu dafa nekk loo xam ne beneen jaaxle bu ñëw dolli ko ci jaaxle bi ñu amoon ci li nga xam ne moom la ñu particulier yi def nit di ko gis. mais lu waral yéen transporteurs yi defoo leen ni ñoom wut ay bus yu baax yu ñu climatisé ni waa Dakar Dem Dikk. léegi nag xam nga ñu dañoo foogoon ne sax tey gouvernement bu indee bus climatisé yooyu ñun la koy alloué ndax loolu la ñu xalaatoon te loolu la ñu déggoon loolu la ñu foogoon te jàpp nañu loolu moo war a am dañu tam nag Sénégal Dem Dikk dëgg-dëgg fi mu mos a dem mooy biir Dakar pour def transport urbain waaw bu mënee génn nag ba jël li ñu war def ñun te instant waroon na jël li ñu joxe ay car aftu ay car tata ñuy def transport urbain ci biir Sénégal bu bari ci biir Sénégal xam la ñuy jàppoon ne état itam dafay ñëwaat jox ñu car climatisé yooyu ci condition yi ñu ko joxoon organiser def transport formel comme mën a concurrencer légalement suñu collègues yi nekk Mauritanie suñu collègues yi nekk Mali suñu collègues yi nekk Gambie suñu collègues yi nekk beneen. démb ci aéroport bu Ziguinchor gis nañu fa benn roppalaan bu Transair bu bëggoon a naaw ami jafe-jafe tax mu lemaati laafam nee nañu radiateuru gauche ba moo doon tàkk loole nag ci la ñuy sukkandiku tey jii ngir waxtaane maintenance mu di yorin wi jëm ci avion yi wàllu technique bi ak yu ni mel ñu seen xam-xam màcc jëm ci woowile wàll waxtaan nañ ci ak Georges Déthié Diop. ngir taxawal ab compagnie aérienne ñaari mbir faw nga motal ko bokk ca am ab agrément transport leneen li di ab permis d'exploitation aérienne ci wàllu PA boobee sax ANACIM du maye dara day tënk ki soxla Xavier Diatta xam-xamam màcc ci wàll wi mu nekkoon itam ab pilote d'avion. Europe compagnie aérienne dafa am lu mu laaj da am ay sart yu leer yu ni da ngaa war a am ay pilotes yu qualifié ay mécaniciens yu qualifié ak ay jumtukaay yu xarañ ngir mën a entretien sa avion entretien ci suuf entretien ngir dépanner ak entretien ngir jagal laata muy dem ak bu demee ba ñëw. Xavier Diatta était pilote d'avion. Toute
compagnie il faut nga am ay mécaniciens yu qualifiés waxuñu nga jël ay mécaniciens ci mbedd mi mécanique ci wàllu avion wuute na lool ak bu avion te loolu daa am ñu koy jàng te ñi koy jàng la ñu war a jox ñu liggéey ci compagnie te compagnie yi itam waruñu def leneen lu dul loolu. yemut foofu compagnie yi faw ñu am ay atelier référent waaye ci Sénégal amuñu ay atelier type 2. faw ñu am ay atelier yu méngoo ak jamono te xarañ lool ci wàllu entretien avion yi loola moom lu nekk ci sarti la waaye nag Sénégal fii nun amuñu xeetu jumtukaay yooyu yu xaw a méngoo rek la ñu am te dañu wax ni da nga war a am jumtukaay yooyu soo bëggee def sa entretien mu jaar ci yoon loolu nag il faut que nga lëkkaloo soo ko bëggee am ak ay compagnie yu mag yoo xam ne seen liggéey yëpp ci loolu la ñun nag amuñu ko ñu fi yor daal dañoo xaw a jege yëf yi rek moo tax affaire bi léeg-léeg muy indi ay jafe-jafe waaye yoram compagnie moom ci sart yi la tegu am ay techniciens yu xarañ am atelier de maintenance yu mag yu bëri jumtukaay ak ay techniciens yu qualifiés ngir liggéey bi mën a jaar ci yoon waaye malheureusement loolu amul Sénégal. ANACIM di saytu mbir mi waaye du moom kett OAC yi itam mu ngi bàyyee gët compagnie yi ndax dafa jox réew yi ay directives ngir lépp leer ci wàllum maintenance manquement bu ci mënti am nag mën na am li mu jur ci notu classification aéroport yeeg compagnie yi. ñetti huiliers ya ca diwaanu Kaolack ñoo ngi ci jaaxle la ñu doon séntu ci gerte ba léegi jotaguñu ko ndax ñoo ngi doon séntu lu toll ci juróom-benni téeméeri tonni gerte jotaguñu loole li ko jur nag mooy gerte ga moom gaañ a roñ nañ ko génnee ko réew mi leerali Ibrahima Diame. njàqare bi di gën di law ci biir usine diwlin yi ci wetu liggéeykatu Sonacos SA Lindiane liggéeykatu Copéol tamit nee nañ jaaxle nañ bu baax tiit nañ bu baax a baax ci seen liggéey bile ak concurrence bi nga xamante ni gan yi jóge bitim réew rawatina chinois yi ñoo ngi leen koy def te mënuñ ci leen Samba Wane moom mooy secrétaire général syndicat des corps gras bu Copéol. donc tey dañu daje fii pour vraiment yuuxu pour wane ne jaaxle nañ pour wane ne mbir mi doy na waar lool. jamono jile daaw waa Copéol collecto nañ lu mot fukk ak juróom-ñaari junni tonnes waaye ren jile 200 tonnes képp la ñu amagum moo waral ñu jàpp ne seen liggéey moo fi nar a jaar ndax saay. parce que tey heure bi dana doon fekk lu mot ay junni travailleurs commencé liggéey parce que ñu usines yi nag yu mel ni Copéol ak Sonacos ay saisonniers la ñu gën a utiliser donc ñooñu tey kenn ci liggéeyul ñoom ñëpp ñu ngi toog di xaar ñu ngi jaaxle donc moo tax ñu ne nañu jóg yuuxu wax ne chinois yi waruñ ñu gënal suñu bopp. ci biir loolu la ñu daal di woo nguur gi ñu jàpp ne kon luy njiik moom mooy njàkk. ren neex na nañu jaay gerte yi chinois yi suñu usines yi tëj suñu usines yi bu tëjee ñoom déwén ñu am production chinois yi ñëwul fan la ñuy jaay seenu gerte. dama bëgg nit ñi bàyyi xel ci lenn chinois fu mu dugg yàq ko ñëpp xam nañ li xewoon ci filière ferraille bi. ferraille bi dafa doxoon lool mais bi ci chinois yi duggee la yàqu parce que dañu dem ba usines yi ko doon capter fii amatuñu doole pour tëj léegi ñoom rek ñu nekk fi ñu casser prix bi. beneen fait bi nga xam ni liggéeykat yi la ñu ngi koy ñaawlu moo di lu tax gouvernement bi di bàyyee gan yi lay jógee bitim réew ñu teel a soobu ci campagne bi alors que ñoom ñu leen di wax ñu xaar ouverture officielle Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima des ba léegi ci mbay meeg jiw yi li ñu naan capital semencier nees di def ba waggar ci donte sax indi nañu campagne bu jëm ci dajale gerte gi seetlu nañ ne nawet bi li bawoo ci gerte ci tool yi taxu ko demee noonu waaye terewul taxaw ci moom lu mën a nekk la it du ay jafe-jafe kuréel gu ci mel ne institut sénégalais de recherche agricole moom it mi ngi ci pexe ngir seet daal nu mu mën a def ba lii di capital semencier bi ñu gën koo mën a wangal leerali Abdoulaye Cissé. boo déggee ñu naan nawet bi baax na dafa fekk ñu waajal ko te lépp a ngi tàmbali ci am jiw gu baax loolu ISRA di institut sénégalais de recherche agricole moo ko féetewoo fexe ba diiwaan bu ne ak ni nawet bi di toll gudd na gàtt na ñu am jiw gu méngoog ni fa nawet giy mel El Hadj Traoré mooy directeur scientifique bu ISRA. li am solo mooy ñun fexe nañ Sénégal fexe nañ ba gox bu nekk Sénégal fexe am gerte boo xam ne mu méngoog sa gox maanaam soo jëlee ay zone mel ni Louga Diourbel seen nawet demetul noonu doon fexe na muy amal leen gerte yoo xam ne su amee ñaari weer ak genn wan ñetti weer dañu mën a meññ soo demee Sine Saloum noonu soo demee nag Casamance am na yeneen xeetu gerte yoo xam ne seen meññeef na dem ba ñeenti weer te loolu son xam parce que foofu taw bi dafa gën a gudd. léeg-léeg nga gis ci baykat yoo xam ne daanaka jaxate lañ lu ñu bay dundee ko la ca des ñu jaay ko ba du ñu yoro ci jiw waaye it jarul jiw gi di bari ndax mu ngi gën a aaju ci am jiw bu méngoog xeeti nawet
bi ñu am ci diiwaan bi. semence de prépa li Sénégal soxla du lu bëri waaye semence gerte dafa nekk loo xam ne soo ko amee muy semence bu baax fekkee béy nga ko ni mu waree mën nga ci génne yow semence ba ñaari at ba ñetti at semence dafa laaj nga koy changer régulièrement tous les 2 ou 3 ans nga koy changer. war nañu di bàyyi xel lu bari ni baykat yi ci seen bopp soxlawul ñuy xaar ci nguur gi mu leen di jox jiw ndax war nañ di mën a sàq ci li nga xam ne bàyyi nañu ko ber ko wet di ko mën a def jiw waaye nag 2 ba ñetti at yu ne ñu wecc ko loolu it ngëneel la. Abdoulaye Cissé leneen ci wàllu xabaar bokk na ci suñu naataango bii di Abdourahmane Camara ndem si yàlla te génnoon àdduna dimanche bi ñu génn ci réew Maroc ginnaaw wopp ju ko tëraloon moom Abdourahmane Camara ab néewam dana bàyyeekoo Maroc ñëw fii Sénégal tey ci guddi lay doon fële ci aéroport international Blaise Diagne suba ci àllarba ji ci la ñu koy rob bu 9h ci yor jotee ca jàkkay Aboubacrine Saddiq ba ca Sacré-Cœur buñ ci noppee jébbal ko boromam ca Saint-Louis gamu fekk baax. RFM bitim réew. Anna Rocha Lita Lopez Faye nuyuwaat naa la. maa ngi delloo di la nuyu Mohamed. ay ca xibaar bi réew ñu doore kook lu toll ci 4 fukki taskatu xabaar ak juróom-ñeent yoo xam ne Anna lii moom dalatum xel di faat nañu leen 2019 ci àdduna bi. Mohamed loolee di bilan bu tukkee ci kon rapport bu mujj ci Reporters sans frontières pourtant ñu ngi wax ne kon lim gi daal dina wàññeeku bu baax a baax buñ ko méngalee ak daaw waaye ba tey daal ñu jàpp ne journalisme nekk na métier boo xamante ne mu ngi am ay risques leeral yi ak Soda Thiam. 4 fukki taskatu xabaar ak juróom-ñeent yi nga xamante ni faat nañ leen ci at mi 4 fukk ak juróom-benn yi nag ay góor la ñu ñett ñi di ay jigéen lu ëpp genn wàll gi nag gis nañ ni ñi ngi leen daal di fàttee ci ay dëkk yoo xamante ni du dëkk bu am guerre waaye nag amul benn taskatu xabaar boo xamante ni ñàkk na bakkanam ci ab reportage ga mu doon amal ca bitim réew ñi ci faatu ñëpp seen biir dëkk nañu leen fàttee bu ñu sukkandikoo ci bilan annuel bu Reporters sans frontières Mexique ak Syrie nag nekk na ñaari réew yoo xamante ni jamono ji gis nañ ni taskatu xabaar yi lañ fay faatu bëri na ci xayma sax gis nañ ni ci ñaari réew yooyee bu ci nekk am na ci fukki taskatu xabaar yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan Reporters sans frontières di xamle itam ni gannaaw Moyen-Orient Amérique latine jamono ji nekk na zone boo xamante ni la fa taskatu xabaar yi di faatu bëri na loolu ba tey waa Reporters sans frontières xamal nañu itam ni lu toll ci 300 ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeenti taskatu xabaar caabi féete na leen ginnaaw ci atum 2019 gi ñu gis ci nag ab yokkute buñ ko méngaleeg bu atum 2012 maanaam 12%. Reporters sans frontières di xam ne itam ni yokkute googu dañ ci boole ay taskatu xabaar yoo xamante ni dañu leen di téye ay waxtu ay bés wala sax ay ayu bés gis nañ itam ni Chine jamono ji moom moo nekk réew boo xamante ni taskatu xabaar yi caabi féete ginnaaw fa la ëppee bu ñu xoolee sax jamono ji sax lu toll ci 100 ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn taskatu xabaar caabi féete na leen ginnaaw ci ñetti dëkk yi di Chine Égypte ak Arabie Saoudite. soxna Anna xam naa damay mujj doon communicateur traditionnel. ndax lan lii daa dalutum xel. waaw garaaw na de. rek ma dem fekki ñu dem Mauritanie ak ki fa newoon jamono njiitam réew di Abdel Aziz nee na day conférence de presse ginnaaw suba ci alxames ji. Goulet mu fas yéene yëkkati kaddu gannaaw bi mu ñàkkee nguur gi foofee ca Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz kon war a daje ak taskatu xibaar yi ci fan yi nga xamante ne ñu ngi waajal congrès bu UPR di parti bi nga xamante ne moom moo féete ci nguur gi jamono yi leeral yi ca Nouakchott Mohamed Diop. mu nar a nekk itam jano bu njëkk bi Mohamed Ould Abdel Aziz di amal ak taskati xibaar yi ginnaaw bi coow li jubee digganteem ak ki ko fi wuutu di Mohamed Ould Ghazouani nekkan itam xaritam ñoom ñaar ñëpp ñuy xëccoo lii di parti nguur gi di Union pour la République UPR. Mohamed Ould Abdel Aziz nag moom jébbal na demande kii di préfet bi di ko laaj rek mu may ko mu mën a nag organiser conférence de presse bi ci benn hôtel fii ci Nouakchott di ndaje mu ñuy xaar kon ñu autorisé ko te mu nar a am ci jamono ji nga xam ne ñu ngi xaarandi lii di parti nguur gi nag amal ak congrès ci fan yu néew. di parti boo xam ne nag moom Mohamed Ould Abdel Aziz ci boppam moo ko sosoon teewut tey ji ñi ko jiite ñoom ñëpp presque wan nañ ko ginnaaw ba noppi jébbal seen bopp ki yor nguur gi léegi di Mohamed Ould Ghazouani. Mohamed Diop Nouakchott RFM. wutali Côte d'Ivoire fukki at ak juróom ci ren ba ñu bombardé Bouaké président bu France di Macron ak président bu Côte d'Ivoire di Ouattara fas nañu yéene dem sargal ña fa loro woon.
hommage boo xamante ne war nañ ko amal ci dimanche bi ñu dëgmal bu ñu sukkandikoo ci waa RFI gulet nag ab président bu France fas yéene delluwaat ci béréb bi nga xamante ne fa la jéeya bi amoon atum 2004 te lu tollook juróom-ñeenti soldaar yu France ñàkk ci seen bakken ak benn soldaar américain jéeya bi sax taxoon nag ay tension yu métti am diggante France ak Côte d'Ivoire te ba léegi sax anam yi nga xamante ne moom la jéeya boobee amee leeragul Mohamed. li mujjee jaaj mooy wax ñu bañ ñoo boole ci studio parce que man dama laa mënta muñ. Assane moom mën naa toog bàyyi ak njóogu nañu toog bàyyi nañu journal ma ak yow. ca kon nañu journal waxtaanee wàllu tàggat yaram. JO 2022 yi mu mel ne docteur. Nalla Socé. wane na yoon wi nga xamante ne ji daal bu fa kilifa yi jaaree. war na cee mën a njoxtu ndam ci organisation bi tegee ca yoon. loola nag da ko bind ci téere boo xam ni des ko fésal bis ni aljuma ji di ñëw téere ba ma ngi ko tuddee histoire de la préparation ci wàllu olympique ak naka la ñuy def ba amal ay champion moom nag dafa di jàngalekat ci université Gaston Berger nekk itam entraîneur ci wàllu athlétisme waaye itam nekk koo xam ne am xam-xam loolu bokk ci IAAF muy kuréel gi njabootee athlétisme ci wàllu àdduna téeréem ba nag la mu ca ndëxëñ yëpp am na ak lëf luñ ci tënki mu dégtal ñu ko laata muy béral téere bi ajuma ji di ñëw ñu déglu docteur Nalla Socé Fall. Jeux olympiques 2022 nga xam ne xale yi ndaw yi nga amaguñu fukki at ak juróom-ñett lañ ko jagleel dafay ñëw si lu yàggul dara boo xoolee dëkk yi nga xam ne ñoom dañuy farlu ci mbir yi xale bi dinañ ko jël tàggat ka entre ñeent ba juróom-ñetti at balaa muy ñëwoon dem si def ay compétition internationale lu mel ni Jeux olympiques yi championnat du monde te kon nag dañu war a farlu gaaw ndax amatuñu temps buñ per ndax 2022 léegi mu jot donc Sénégal bu bëggee def loolu nag li ñu war a njëkk a def mooy njëkk a segg xale yi nga xam ne ñoom la ñu yaakaar ne war nañ mën a yegg fii ak 2022 si Jeux olympiques yi ak xarañte fu mat te loolu nag boo ko waree def da nga ciy gaaw teel a xool xale yi ba pare teg leen si condition yoo xam ne di nga xam lan la ñuy entraîner kan mooy seen entraîneur surtout entraîneur boobu bañ a nekk benn bénévole boo xam dañ koy neexal rek mu xam ne dañ koy jël au sérieux ba nga xam ne dina farlu ci li muy def quel que soit sport bi muy def et en plus de ça aussi xale ñu teg leen dans des conditions yoo xam ne dinañ xam lan la ñuy lekk dinañ xam lan la ñuy fan la ñuy fanaan lan la ñuy tëdd et seen wérgu yaram tamit ak seen xel ñu koy toppatoo bu baax maanaam préparation psychologique parce que réew yi ngeen ñiy dajal foofu yëpp ñoo xam ne ñooñ loolu duñ ko fowee la Sénégal bu bëggee bokk si réew yooyu surtout que dafa war a organiser parce que organiser ba pare amoo fa dara tamit wala organiser nit ñi di la reetaan mënoo dem final sax loolu dafa doy waar loolu moo tax nag comme ñun am nañ xam-xam yàlla dimbal nañ ñu am tuuti xam-xam si mbir moomu ñu ne xaaral ñu bind téere pour wan suñu dëkk lan la war a def ba nga xam ne bés bu mbir mi jotee nga xam ne dinañ non seulement dinañ am ndam si organisation bi waaye tamit ñu am ndam si suñu participation bi. docteur Nalla Socé Diop. Fall waaw waxtaane leneen mu di stade Léopold Sédar Senghor ak tolluwaay gi ni mu mel dafa mel ne daal jaaxal na ñi yëngu ci sport bi ñii dafa jagatul dara ndax tribune yaa ngay màbb xeer yay daanu calte ga ñax ma bon na foofa gars yi waayeto si fa football loola mooy lii ñu gis gannaaw bu na fa demee ASER Dieng doon fa jongante diggante Jaraaf ak AS Pikine ñi yëngu ci tàggat yaram si ne daal boobee sa jag mooy ni ko ràpp tëj tojotee defar bu bees tàq soola cam stade Léopold Sédar Senghor jamono ji na mu mel jéggi na dayoo ña seetaan si woon jonganteka Jaraaf AS Pikine mën nañ ko firndeel la ñu tàmbali kook sax ca pelouse ba nga xamante ni jafe woon na gis joueurs yi doxal jeu bu rafet te loolu nag baaxul ci championnat sénégalais bi bu ñu sukkandikoo ci technicien bi di Tassirou Diallo. loolu dafay rey suñu football daf koy wàññi bu baax a baax soo xoolee que ne li nga xam moom moo am foofu keroog kenn xamul fi ñu doon jouer lan la ndax terrain de football la wala benn daje bu nit ñi jóge woon màkk la pour war a mën a kii mënoon nañu jouer waat si beneen terrain dem stade Iba Mar wala dem feneen xool mais suñ ko jouer même joueurs yi doon jouer nekkuñu woon à l'aise duñu wax ne bon le Jaraaf moo doon recevoir mais Jaraaf day recevoir à Pikine donc mënoon na recevoir Pikine à Pikine du woon dara. naama Dakar amul ay stade yu bëri yu mën a dalal jongante yépp waaye nag bu nu mënta am ay stade yu yees defaraat yenn stade yi loolu lu jot la bu ñu sukkandikoo ci taskatu xabaar bi nekk ca APS di Salif Diallo. waa stade bi day tiitalaate franchement ku fa dem na da ngay doo sa xew ji di toog mais amatul choix quoi am lu nañu jël ay mesures yoo xam ne mën na permettre gars yi continuer di fa football actuellement daal tey lañ war wala suba la dina déjà commencé réhabiliter stade bi ñu farlu trop si football bi ñu ñëw c'est-à-dire supporter yi gën a bëgg seen équipe par exemple waa Pikine ma gisoon laa keroog ak waa Jaraaf yi sinon waaw bon effectivement bu bëri spectateur loolu moo tax autorité yi dañu war a jóg
duñu defar stade. jamono ji ñu toll nag Jaraaf bu Dakar képp mooy dalal ay jonganteem ca stade Léopold Sédar Senghor yeneen club yu Dakar yi ku ci mel ni AS Douane ak Ñaari Tali ñoom ña nga wutale stade Ndiarème ak Amadou Barry bu Guédiawaye. ñun ñu wutali diwaanu Ndar Saint-Louis basket club ñi ngi ci wut ay pexe ay moyens ngir waajal saison bu bees bi. gannaaw ba seen président ba defee ñeenti at foofa di Alioune Badara Diop tekkee ndombal tànkam gaa yaa nga wëlbatiku nag ci wutum président bu bees waaye dañu bëgg itam ña nga xam ñoo fa yore ay société ak itam di ay borom daraja ci dëkk ba nu sóob seen loxo ci jàppale ndaw ñi foofa ndax basket bi moom at mel sax mu indi ab raaya ca Ndar waaye ñàkkum moyen moo tax ren gañew ñu dara Lafon Ndiaye di kenn ci kilifa yi yëkkati kaddu yi. sport kenn mënu ko def te amuloo moyen mooy tax nga mën def sport correctement jouer les premiers rôles mais pour cela li nga wax loolu li ñu wax léegi sport il faut que nit ñi dimbali ñu waa Ndar dimbali seen bopp il faut que sociétés yi nekk ci place bi dimbali ñu il faut que doomu Ndar yi fu ñu mënti nekk dimbali seen jeunesse à travers le sport loolu moom moo tax ñu dem Saint-Louis parce que le club de ville la am chance am Marème Faye Sall am chance am un parrain le maire de Saint-Louis Mansour Faye vraiment qui nous a aidé de tout temps Aliou Diop def na li mu war a def mais ñaan nañu alliance Mansour Faye bala ñuy def dara il faut ñu toog ak moom parce que moo ñu tegoon ci yoon yor équipe bi jafewul moom bu ñu seetee ñoom ni ñuy def seen ay montagne seet param nañ sociétés yi ñu nekk ci dëkk bi nit ñu baax ñi ñi bëgg sport mais daañu jàppale Ndar Saint-Louis basket depuis 12 ans année bu nekk indi benn trophée wala ñaari trophée moom rek moo ko fi depuis des années mais loolu benn bëñ bu yor mais dañ koy defar ba mu sotti donc Saint-Louis basket club mérité wul lii population bi mérité wuñu lii sport Ndar basket bi mérité wul li mais donc bu ñu toogee ñu seetaan daañu xam ne lii waruñu ko mën a sànni ci mbedd mi ñu xool naka lañ koy defee su des moyens vraiment pour jàppale nit ñi sport nag égal moyen encore je l'ai dit sport égal moyen Ndiaye Diagne